amis, Wow. vos amis étonnés. Ok, d'accord. Ok. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. A2I. Ok, c'est bon. Ok. ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ci teewlu gi di dikk ak yéen nag ci seen émission religieuse catholique sur les pas du Christ en direct fii seen télévision A2I tey nag ñu am fi gan boo xam ne nag ci communauté catholique bu Treviso la bokk ñu xam ko bu baax a baax di Alain Diémé tey nag teew na fi ñu war a waxtaanee rek ci mois marial bi parce que weer bi ci diine chrétienne donc dañ ko jagleel Marie te pape bi sax jotoon na def benn voyage démb ca Portugal Fatima jëm nag ci apparition yi fa amoon ak sanctification ñi nga xam ne ñoom ñoo teewlu woon apparition yooyu du ma bàyyi lu dul Alain Diémé présenté wu suñu mbokku téléspectateurs yi. asalaamaaleykum Augustin maa ngi nuyu bépp nit bu ñuy seetaan. ñaanal leen yàlla xam ni ci weer bu sell la ñu nekk. weeru Mariama moment rosaire. donc nee naa na xel mu sell di wàcce ci ñun ndaxte nee naa chaque fois ñun ay instrument rek lañu. yàlla moo ñuy may xam-xam bu ñu mën a jottali ndaxte ñun ay bàkkakat lañu dinañu daanu waaye yàlla dinañu jégal. bokk ñu ñaanal nañu ñaan tamit ñu ñuy seetaan ñu ñaanal ñu. ba lu ñuy wax tey mu doon lu am solo lu nga xamante ne ku nekk dina ci gis boppam. mu nekk loo xam ne njëriñu askan bi la. voilà. Alain ñu gën la xamee fii ci communauté catholique bu Treviso yow lan mooy say yëngu-yëngu ci biir communauté yi. bon sama yëngu-yëngu ci biir communauté bi nee na ci bépp fan la parce que ñun famille la. on est une famille. communauté nee na du lu nga xamante ne ku nekk da ngay def lu la neex famille la. léeg-léeg di ngeen am ay jafe-jafe mais di ngeen toog waxtaan am solution mais maa ngi sant yàlla nee naa communauté bu am solo la. voilà démb rek ñoo nekkoon ensemble gisuma ci daal lu ñaaw daal. voilà moo tax lu am solo. mu nekk lu am solo it maanaam ci wàllu pastoral lan mooy seen yëngu-yëngu fii ci Treviso. bon même tey mun naa ne ñu ngi ci bërëb bu nga xamante ne évêque bi dina jógee fu sori. pour ñëw def messe. ak immigré yëpp yu nga xamante ne ñoo dëkk ci gox bi côté Treviso mun naa ne donc mun naa ne lu baax ñu ngi koy dox. voilà lu baax ñu ngi koy dox. nee naa vraiment man mënuma ci wax dara lu dul ñaana leen yàlla ba xel bu sell bi gën leen mën a gunge comme nu may jëlee sama bopp rek ma naan na xel mu sell bi wax. ba ñu mën a topp tànku Christ. voilà ba ñu mën a topp tànku Christ. waaw Alain nag ñoo ngi ci weer bi ñu jagleel Marie nag nuñ ko xamee am na place bu am importance ci diine catholique bu mën a lee Marie lan nga may tontu Alain. yaa ngi may laaj lu am solo. lu ma neex tamit. nee naa Mariama man mënuma ko sax woo Mariama man mama laa koy wax. mama Marie wala ma teg ni mama mais ma teg ci Marie. yaay bu am. yëg-yëg la ci doomam ci ñun doomam yi non seulement doomu yaayu yàlla la waaye nee na suñu yaay la ñun ñii Mariama yaay bu am solo la yaay bu bëri yërmande la moo tax nee naa nit ñi sax léeg-léeg bu dee da nga am jafe-jafe nu ngay mën a ñaan ci Christa noonu nga mën a ñaane ci Mariama ndaxte ñoo nekk benn bërëb référence la voilà maanaam mën na doon référence ci famille yu tey. waaw nee na Mariama nee na jigéen la ni bépp jigéen bu ñuy seetaan nekkoon na këram moom ak Joseph mu nga xamante ne fiancé am loon Jésus doog a juddoo bu nga xamante ne juddoo bu am kéemaan juddoo bu nga xamante ne juddoo bu ñu xamante ne kenn mënu la ab kéemaan la wax nu mu demee lu dul sa gëm rek la ko mën a expliquer. voilà ku nga xam ne juddoo na te amul yaay non te amul baay yaay rek la am. kooku daan na toog di togg di bale fobeere comme bépp jigéen bu muy nee naa leen nit la ni ñun.
maanaam les tâches ménagères daan na ko def. voilà nit la ni ñun waaye dafa am lu ko yàlla dénkaane voilà yàlla moo jël boppam dénkaane ko Mariama moo tax mu ñëw juddoo ci moom muy Krista voilà moo tax nee naa bu ñu ñuy ragal wala rus di waxtaan ak Mariama man nee naa secret la man nee naa secret bu ma am mooy Mariama daf ma ubbil buntu bu rëy ci àdduna surtout buntu gëm moom mii elle avait la foi. loolu moom seet lañ ko ci yow bu baax parce que gis nañ ne yow am nga dévotion bu am doole ci Marie. waaw ñu bëri dinañ ma ko laaj tamit léeg-léeg ñu ne ma yow de sa gëmu Mariama bi de war ngañ ci may. may leen ñaan leen ko est-ce que jëm ngeen ko ñaan est-ce que jëm ngeen wax ak moom. maanaam dévotion yi dafa am loo ci gis. voilà est-ce que jëm ngeen wax ak moom après déedéet nit ñi dinañ ma ñaan dinañ ma laaj mais yow naka la ñuy waxee ak Mariama may leen wax leen ak Mariama bés bu nekk lu yomb la ci rosaire chapelet booy jël di naan da ngay ñaan mais loolu apparition la ma ne naa apparition du dañuy wax Fatima wala ñuy wax Lourdes wala tey ñu ngi wax Medjugorje apparition chrétien bu toogee këram jàpp sapaletom di ñaan yàlla di ñaan Mariama loolu rek xamal ni Mariama mu ngi ni taxaw jëng ak yow di lay seetaan di déglu say ñaan lu na ko yóbbu ba ca doomam Krista bokk loolu apparition la donc man nee naa nit ñi léeg-léeg kumpa bi rek la ñuy topp mais nee naa famille dañu dellu si gannaaw maa ngi fàttaleeku sumay maam moment bi dañuy génne kër par kër di dem di def rosaire mais loolu amatul. waaw dévotion boobu daanaka day nekk lu fës. voilà ca fa ñu cosaanoo di Afrique. voilà mais famille léegi ñaanatuñu peu de famille prie rosaire kër yu bëri dootuñu ko defatuñ ko sax. mais lu ko waral Alain ndax manque de temps la wala dëgg sa dëgg-dëgg xamuñu dévotion bi nga xam ne jagleel nañ ko Marie. non man nee naa suñu gëm moo des. suñu gëm moo des. gëm bu des du mot waaye gëm bu nekkee gëm dëgg yenn yi vraiment du la raw parce que yëpp seytaane la parce que ñu fàttalee ko ni am na ku nekk suñu gannaaw ko ñu tuddee seytaane Satan mu ngi ci ñun mu ngi ak ñun en esprit duñ ko gis comme yàlla nu mu nekkee ak ñun mais duñ ko gis waaye bu dee yow gestu nga gannaaw di nga gis ni lii lu may def nii seytaane moo ma ci dugal wala lii lu may wax ni yàlla moo tax ma koy def gis nga donc man nee naa ku def lu bon xam nga ko ku def lu baax tamit xam nga ko donc ku nekk yàlla may na la xel pour nga xalaat voilà moo tax nee naa ñu dellu si gannaaw nekk ay chrétien yu nga xamante ne yan ñooy joxe seen témoignage. mais lan mooy secret bi yan jéego la chrétien bi war a def dëgg pour ngëmam gën a mën a samp. bon chrétien lu mu war a def la première des choses il faut qu'il prie. waaw il faut muy prier il faut que muy ñaan mais nag ñu bëri dañuy faral aussi di dem messe le dimanche. donc le jour du Seigneur. ñu bëri yaakaar ne peut-être loolu doy na ni ki firnde ci ngëm ga ñu am. ndax loolu maanaam loolu doy na sëkk. wala yeneen jéego yoo xam ne chrétien bi war na ko mën a suuxat def ay jéego pour ngëmam di gën di sax. waaw man nee naa ci biir diine dara mësut a doy. nooy gën i avancer rek nga gën i am. dafa mel ni liggéey kuy gën i liggéey yaakaar naa moom la ñuy gën i fay. noo liggéey bu nga xamante ne liggéey bu bari di nga gis ni ku nga xamante ne tuuti la liggéey yaa ko gën a ëppale. on récolte que ce qu'on a semé. voilà loolu dong la. mais nee naa dem mees rek doyul. dem mees lu baax la bépp chrétien war na ko def. bañ nañu sax ba église ubbi na buntoom bés bu nekk am na évangile l'évangile du jour. donc bés bu nekk am na mees xëy na beneen yoon dinañu am labe bu nga xamante ne dinañ ci gën a dugg mais man nee naa man mi du ma labe waaye dama engagé wu. un chrétien man nee naa noonu la war a mel dafa war a engagé wu. nekk dañuy wax sax faral di wax ne tout baptisé est un missionnaire. voilà ci baptême bi la yëpp juddoo. ci baptême bi man nee naa foofu la ñu juddoo baptême bi waruñu toog sax naan dañuy xaar labe ñëw pour wax ñu ci yàlla. war nañu mën a dem gëstu ñun. war nañu mën a demal suñu bopp. waaye nag tamit ak ndimbal parce que tamit mun nga demal sa bopp mais nag ni nga war a xamee peut-être doo ko xamee. non lu nga war a xamee man nee naa
est-ce que amul lépp- keneen ku la mën a dimbale lépp- aussi pour sa nga lépp- mën a waay. xam-xam doyul yow tey yaa ngi may dara man xëy na maa ngi lay may dara l'abbé bi tamit noonu la mel ci ñun l'abbé bi mu ngi fii pour yokkal la donc est-ce que comprendre nga même Pape François dafay naan chaque fois ñii ñi bu leen xaar l'abbé yi abbé bu ñu ñëwul ci yéen dem leen ci ñoom mais man gis naa ba gis ñu bëri dañoo teg ne l'abbé bi moo war a di wax ci yàlla ñun du ñu ay l'abbé donc amuñu droit wax ci yàlla c'est pas vrai du noonu ku ko xam ku nga xamante ne am na genre xel yooyu rek yaa ngi jum abbé bi baptême bu mu jël yow mi tamit baptême boobu nga jël xëy na ñoom dañoo am beneen mission bu ñu naan sacerdoce te mission bu am solo la mu nekk lu sacré aussi. voilà mu nekk lu sacré comme nu nga ko waxee sacrement dans l'église. voilà donc ñoom évangile bi la ñu gën a gëstu moo tax ñu ne ay ñooñu nekk ay l'abbé mais ñun ñi tamit fidèles yi war nañu joxe tamit suñu exemple wan ni ñun am nañu gëm nous sommes des ñun ay chrétiens lañu waaye loolu la quoi moo tax il faut ñuy gën a ñaanalante voilà il faut ñuy gën a ñaanalante kenn motul voilà yàlla rek a mot voilà waaw ba tey ci wàllu boobu c'est vrai que wax nga ko sax du la parole le tout missionnaire est un baptisé mais ñun est-ce que bu ñu xamee ñun dañu faral aussi di dem di xamal ñeneen ñi en tant que fidèle chrétien mais waxuma en tant que prêtre bi nga xam ne recevoir na le sacerdoce c'est vrai que am na ñuy engagé wu dans le domaine du catéchisme ak yooyu yu demee noonu mais ñeneen ñi aussi surtout en famille parce que famille cellule de base la mun naa ne c'est une petite église est-ce que parents yi ñoom it dinañu faral di xamal njaboot gi li nga xam ne moom mooy diine. waaw man d'accord naa ci yow parce que nee naa jàngu bi ci famille la commencé fàttaleeku leen Joseph ak Mariama ak Jésus bu mu juddoo famille la mais tey famille boobu nekk na église mun naa ne bokk ñun ñi tamit tey suñu biir kër il faut ñuy jàngal suñuy doom boo déggee ñu naan fii tey ci bitim réew surtout Italie wala France wala yeneen réew mi y a peu de prêtres abbé yi amatul y a plus de prêtres qui meurent que de prêtres ordonnés. mais c'est parce qu'il y a la crise des vocations. mooy voilà li may bëgg a wax est-ce que ña ba ñuy nekk ndaw am na loo xam ne suuxal nañ ko ci ñoom. loolu moo andi problème bi. parce que suñuy maam nu ñu doon di dox ak suñuy waajur ñun tey nekkuñu di koy defee noonu ak suñuy doom. te loolu nee naa seytaane donc moo nekk di gàllankooral mbir bi parce que seytaane bëgguñu te tamit bëggul nañu topp yàlla mais daf ñuy won yoon bu nga xamante ne dañuy teg ne moo ci gën ndekete du noonu voilà ndax kat la kooku daf lay nax waaye moo tax nee naa il faut ñu yeewu un chrétien il doit être quelqu'un d'une foi très grande war na am courage man chaque fois laay wax courage il faut ñu am courage wanewu ni ñun ay chrétien lañu di bañ di xaddi voilà te ci tamit jàng tamit waxu yàlla man nee naa chaque fois comme tàmm naa sax toog léegi ci réseaux sociaux yi tamit di ci waxtaan ci yàlla nee naa kuy jàngale waroo wax luy gaañ ku nga xamante ne mu ngi lay seetaan loolu majeure partie ña ñooy nekk ci télévision yi am na ñu nga xamante ne dañuy am erreur yooyu mais nee naa seytaane warul nekk sa xarit moment boobu da nga war a nekk ku nga xamante ne kuy dimbal ku nga xamante ne xëy na mu ngi lay seetaan te am lu mu soxla te xamul kum fan la koy amee. maanaam jàngale bi dafa war a gën a ànd ak dal. voilà jàngale bu ànd ak dal mais jàngale bu nga xamante ne tamit pour ku nga xamante ne mu ngi lay déglu mu jël ci dara. donc waroo ko saaga waroo ko menacer. wax ji waroo ci wax lu ñaaw ci moom. même bu dee woote na sax wax la lu nga xamante ne neexu la yow war nga ko traiter d'une manière moom mu jël ci conversion. Christ noonu la meloon fii bu mu nekkee ak ñun. donc tey ñun dañu war a nekk exemple Christ. on doit souffrir ñu xam ni tout baptisé est appelé à être missionnaire mais aussi naka lañ koy waxee humiliation mënul ñàkk. humiliation bi mënul ñàkk. maanaam même bi ngay doon missionnaire tamit di nga dégg lu nekk. voilà humiliation mënul ñàkk mais Pape François sax léeg-léeg da ngay wax yu nga xamante ne wóor na ma ni moom mi neexu ko
waaye da koy boole ci bu ci ñaan bi man nee naa lépp lu nga dégg te neexu la boole ko ci ñaan bi Mariama tamit noonu la meloon Mariama wóor na ma ni lu bari neexu ko woon gis na ñu daaj doomam ca croix ba loolu du man maa koy wax bindi sédd nañu gis nañu Mariama taxaw xool nii doomam ca croix ba kenn déggul fu Mariama saaga kenn déggul fu Mariama wax lu ñaaw jël na yëpp teg ci xolom waaye boole ci ñaan bokk teg na ñetti fan doomam génn ca bàmmeel mooy Pâques voilà donc comme ci moment Pâques la ñu nekk tey mooy 5e dimanche de Pâques donc loolu yëpp tey Christ sax nee na je suis le chemin képp ku ma bëgg a topp xamal ni man maay yoon bi samay tànk nga mën a jaar voilà samay tànk nga mën a jaar mënoo jaar ci beneen yoon bu nga xamante ne ku dul man xajal naa leen yoon bi voilà xajal naa leen yoon bi topp leen voilà lu ma doon def ci yéen def naa ko léegi ci yéen laa dëkk di seetaan dafa mel ni tey man ak yow ñu ngi toog waaye mu nga nële taxaw ak ñun te mu ngi ñuy déglu loolu nee naa foi rek la ko mën a am c'est la ñett foi wala ñaar daje ci sama tur maa ngi seen biir diggante moo tax nee naa bindi wax nañ ko seule la foi qui peut te sauver Christ bu mu doon def miracle yi day def ku nga xamante ne musu tax gis depuis mu juddoo un cieco nato comme ni ñu koy waxee en italien ku nga xamante ne silmal xala musut a gis waaye mu jël tuflit tooyal suuf mu jël ban bi def ko ci bët bi mu ne ko demal sëlamu ci Silowe mais kooku bu mu demee sëlamu dem na gis daal di gis mais kooku tey bu doon gëmuloon ni Christ nu mu ko nee demal sëlamu demul est-ce que dina gis mais dafa am foi moo tax mu dem maanaam foi daal moom mooy moteur bi daal voilà foi bi mooy moteur bi ma nee naa seule la foi qui peut te sauver Christ gis nañu même cette femme bu nga xamante ne dafa doon di pet ay sang lu ma 12 ans dégg ni Christ ay romb rek mu ñëw gëm naan mu naan kii bu ma laalee yéram dinaa gis non su ma feebar dina daj waaye bu mu ñëwee laal yére Christ feebar bi dem Christ naan man am na lu génn ci man moo tax nee naa il faut ñu am sañ-sañ am courage di suuxat suñu gëm di gën a approfondir suñu gëm moo tax nee naa gëm bi du yow ak l'abbé bi yaa ngi ko sekkal wala du yow ak Pape François yaa leen ko sekkal du yow ak Augustin yaa leen ko sekkal yow ak Christ yaa leen sekk yow ak Jésus ngeen sekkal mbir boobu waaw mais it muy man di l'abbé bi di keneen tamit mën nañ ñoo ci yem mën nañ nekk aussi ay pasteur maanaam ñoo xam ne peut-être mën nañu dimbale mën nañu jàppale ay nit ci lu nga xam ne day suuxat seen ngëm aussi mbir bi noonu la ku nekk yàlla may na la ku nekk ak sa mission nga war a doon mais loolu la yàlla may da nga ko war a maye il t'a donné gratuitement yow da nga war a dem joxe gratuitement waroo ko jaay tu comprends voilà man noonu laa mel tamit man dama ne ci affaire yàlla foo ma woo ma wuy la dafa mel ni keroog bu ma envoyé message tey am naa sax lu nga xamante ne loolu laa jàpp mais bàyyi naa loolu pour ñëw fekk si la ndaxte yàlla moo ma ñor mais loolu yëpp ci foi bi la bokk man nee naa chrétien de bu buggee am jàmm ci dundam noonu la ko mën a demale voilà gën a suuxat ngëmam voilà di gën a suuxal mbërëm di ko dox voilà dinañ la critiquer dinañ la humilier waaye yow xawalal croix bi ndaxte seule la croix qui peut te sauver moom moo la mën a sauver moo la mën a jox ëllëg bànneex bu rëy léeg-léeg da ngeen may dégg ci samay waxtaan mën naan leen xeer yi ngeen may sànni du ma leen ko delloo waaye dama koy dajale ko ba bés bu ñuy dem arjana di ngeen ma gisal ma tabax kër gu rafet nga naan waaw kii boobu kër gi moom nu ma ko tabaxee fii ndek ci xeer yi ngeen ma doon di sànni la yow di nga ñëw nga ne mais xeer bi suma bos la man maa ko doon di sànni waaye noonu la chrétien war a mel chrétien dafa war a baale muy lu am solo ñu gis la sànq waxoo ko sax nga xarañ lool ci réseaux sociaux yi ci lu jëm ci waaraate ndax sa ngëm moo la ci gën a xiir wala da nga ko def comme mission bon man mun naa ne kenn du def kenn mënul liggéeyee ak yàlla def ko carrière même sacerdoce du carrière mission la
mission la gëm dong nga lay tax nga def yenn yi ndaxte lu ngay def carrière dañ la koy fay gis nañu footballeurs yi ña ñooy recevoir des milliards par mois wala non par année ñooñu carrière la ñu def mais liggéeyal ak yàlla mission la yow yaay xool lu sax xool yëg lu nga xamante ne kenn mënu sax comprendre yow mii sax mënoo comprendre lu tax man léeg-léeg damay toog man naan ñii man mii tey muy toog fii ci àdduna di wax di waare xaw ma sax lu tax ma mel nii donc yaakaar nga ni Augustin bu nga xamante ne du yow war na mën a xam lu tax yow nga mel nii bokk mission lañ ko mën a def mais du carrière nee naa foi bu la yàlla may nga war a joxe un chrétien doit donner comme nu ma la ko waxee sànq gratuitement tu as reçu et gratuitement tu dois donner mais am nañu beneen récompense bu rëy bu ñuy xaar ni naa lépp lu ngay liggéey Christ non seulement dina ko fay fii de ndaxte jàmm di nga ko am xam la mooy jàmm bi lu métti ñi yow du lu métti di nga mën a supporter am problème bu munti am di nga ko mën a affronter c'est ça la foi gëm dina la jàppale ba yenn xalaat yi yu bon yi du la ci fekk ay dem di rey nit fekku la ci ay dem di sàcc fekku la ci dina la orienter ci lu voilà dina la orienter ci lu bari c'est ça la foi gëm da lay dimbale nga mucc ci lu bari lu nga xamante ne seytaane moo la nekk di ut te yow xamoo ko waaye moo tax ñu ñaan yàlla man nee naa ñaan bi donc moo la mën a yóbbu fu nga xamante ne foofu la yàlla bëgg mais yow mi munoo xam lu tax nga nekk di wax ci moom voilà démb gis nañ ne Pape François moo ngi woon fële ca Portugal ci xew-xew xumute bu mag boobu amoon fa jëm ci apparition Fatima lan moo ciy sa jàngat ak sanctification yi ñu fa def ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee woon feeñu yooyu waaw Fatima démb am na 100 ans 100 ans tuutiwul xaw ma ndax ñun dinañu dund ba 100 ans Fatima ñetti xale la kenn donc moo ci am chance dem ba nekk màgget sax demoon na ba doon sœur waaye génn àdduna ati passé yi yàggul noonu kenn kii mu ngi amoon 11 ans kenn kii mu ngi amoon 9 ans keneen ki am 7 ans xale yi ay sàmmkat lañu woon gis ngeen yàlla dafay ut ñu nga xamante ne amuñu dara ay walaakaana ni ñu koy tuddee les plus fragiles yàlla du dem mukk ci ko nga xamante ne adduna bi da ko jox doole yàlla ñu amul dara la soxla ñu mel ni yow ñu mel ni man ñu mel ni xëy na ñii ñu nga xamante ne ñu ngi toog dañuy seetaan seen kër yàlla ku wàccee boppam rek la soxla ku suufeel boppam moom mi Christ ñu xool nu mu juddoo pourtant ñun de nee nañu mu mooy doomu Mariama doomu yàlla waaye yàlla ci boppam moo def boppam nit mais pourtant mënoon na nekk ku nga xamante ne moo gën a am puissance sax Hérode boo liiree bu baax ci évangile Pâques bi di nga dégg Jésus fu mu naan man bu ma neexoon dinaa ñaan suma baay mu envoyé ay ange ñu ñëw combattre ak yéen xeex ak yéen ndaxte da leen mu mënal dara mais defu ko ndaxte lan la yàlla du def yëfu soxor moom dafa waroon joxe boppam ngir fay suñuy baakaar man noonu laa ko gisee Christ dafa waroon dee ngir fay suñuy baakaar. donc mission bi il fallait mu accomplir. voilà il fallait que mission bi accomplir gis nañu libéré nañu Baraba ku nga xamante ne bandi la voyu la loo ci mënti wax rek criminel la mais bàyyi nañ ko mu dem gis nañu ni am nañ ñeneen ñu nga xamante ne keneen mu ngeen à sa droite keneen mu ngeen à sa gauche keneen ki seytaane mën ko rek mu naan ko bu dee yow doomu yàlla nga wàccal ca croix bi waaye Christ tontu ko kan la Christ tontu ku ko naan Seigneur fàttaleku ma bu ngay dugg ci sa arjana waaye bés boobu Christ ci croix bi mu ne ko maa la ko promettre tey
di nga nekk ak man ca arjana. donc d'où l'importance de l'humilité. Christ waxoon na aussi ci yeneen bind ci yeneen verset ne si vous n'êtes pas comme des enfants vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. donc suufeel sa bopp am na importance bu baax a baax. lu am solo la. donc bu ñu revenir à Fatima donc comme ni nga ko waxee ci ñi gën a fragile la yàlla jaar. voilà mais lan moo xewaat. xale yi souffriroon nañu. bu ñu demee waxee lu ñu jot a gis Mariama bu mu leen feeñoo mais ñu bëri d'accord ñu ci woon wóor na ma ni sax amoon na ñu nga xamante ne xëy na sax ay labe lañu te d'accord ñu ci. amoon nañu ay doute daal. tey loolu moo nekk di xewal fii ci Medjugorje dégg nañu rumeur yu bëri yu nga xamante ne am nay labe yu ci d'accord am nay labe yu ci d'accordul Pape baa ngi nii Vatican ba léegi d'accordu ci donc yooyu yëpp ay jàngat la yu nga xamante ne du tey la commencé. jàngu bi yàgg na am jafe-jafe boobu ñun judooguñ lu ñuy wax ni voilà 100 ans de cela. xëy na suñuy bàyyi sa judoowuñ woon. suñuy maam xëy na mais dégg naa ni jàpp nañu sax xale yi Sindako bi maire bi da leen a tëjoon. ndax gëmuñu woon ne ñoom. voilà li leen doon voilà feeñu lu gëmuñu woon vraiment waxu xale yi. ci jamono jooju. gëmuñu woon waxu xale yi moo tax sànq ni ay boor 10 heures maa ngi yoon ci beneen rajo bu ma doon di intervenir ma naan abbé bi ma ne ko bu ñu bëggee topp Mariama il faut ñu mel ñi ak comme ay xale dañu war a jël exemple xale Fatima yi ay xale ndaw lañu dañ doon di wax comme ay xale non seulement Mariama sax feeñu na leen mais am na ange bu leen feeñu woon waaye nee naa leen mbirum yàlla xejul ci boppu kenn xejul ci boppu kenn moo tax am na résultat yu bari duñ ko xam fii mukk bés bu ñu bàyyi àdduna ñu dëgg ci àllaaxira fu ñuy naan paradis ku ci yàlla yóbbu ma nee naa arjana sax fi nga koy liggéey ku bëgg a dugg arjana commencé ko liggéeyal fii ndaxte boo ko liggéeyal fii ah miséricorde am na de waaye bëyal naka lañ koy waxee ci wolof sa tool yi da nga koy béy bu récolte bi ñëwee nga xam ni man béyoon naa dama war a récolter nga mën a am lu dugal loolu sa grenier voilà loolu tamit lu jar a ñaan muy lu am importance voilà ba tey ci lu jëm ci dévotion Marie yenn saa yi coow yi day bari ci lu jëm ci apparition yi parce que dégg nañu ay apparition ci dëkk yu bari ci àddina sànq joxe nga exemple Medjugorje donc am nañu am dévotion bi ne mën na nekk am na ñoo xam ne tamit nee nañu mënul nekk même église catholique sax joxe na ci ay position daal feeñu yi nag di faral di am ci àdduna si sépp mais aussi est-ce que waruñ ci def attention yu mel noonu bu xewee ñu gën ci def ay njàngat gën ci def ay gëstu ndax mën a xam ndax lii lu nekk la wala lu nekkul waaw man nee naa ñu jël exemple Medjugorje yi tey moom moo fi fës dégg naa sax ñu bari dinañu jógee ba Sénégal dem Medjugorje yi man bërëb yooyu yëpp mosu fa dem wax dëgg yàlla. mais def nga ay pèlerinage si des lieux de dévotion. waaw lieu bon pèlerinage moom mënuma la wax ñaata laa def. Lourdes par exemple fii mun naa ne ci Italie non Lourdes sax eggaguma fa. Fatima tamit eggaguma fa. mais ici en Italie il y a plusieurs sanctuaires dédiés à Marie. fii mun naa ne fu ma jaarul du nord au sud bariwul. ci sanctuaire marial yi. ci sanctuaire yi lu bari yu nga xamante ne dem naa sax ba fu nga xamante ne foofu la ñu teg keesu Mariama dañoo ne. kees bi Mariama moo ko moom en personne dañoo jénnee bagage Mariama fële jamono guerre bi ñu andi ko foofu mu ngi fii ci côté sud bi quoi waaw donc ma nee naa gëm rek moo lay mën a dimbale ma nee naa gëm tamit ñu fàttaleeku ni église jàngu bi l'église est faite par des hommes ay nit ñoo koy guider tey l'église c'est pour le Christ mais dafa am ñu mu ko dénkaane woon ñu fàttalee ko Simon Pierre naka la meloon moom ak Jésus ne ko man pare naa dee ak yow waaye bu soldats yi ñëwee pour rey Jésus ñu naan ko yow ci nga bokkoon Simon Pierre mu ne leen non man bokkuma ci kii sa xawma ko weddi na ko xat kooku Christ sa jël ko dénkaane ko jàng donc jàngat boobu rek nee naa église waroon na ko mën a vraiment jàng ba yenn problème yi sax duñ ci doon di fekk. waaw mais yenn saa yi aussi da ngay dégg ci àdduna si ne bërëb sangam de Marie feeñu na fa wala bërëb beneen bee Marie feeñu na fa nit ñi daal dinañ faral di am ay doute ndax am na wala amul ndax lu dëggu la wala lu dëgguwul la yenn saa yi nag muy jël
ab diir bu gudd balaa ñuy mën a xam ndax lii lu dëggu la woon wala lu nekkul loo xam ne du dëggu est-ce que ñun tamit nekk ay chrétien nekk une église est-ce que waruñu tamit di gën a saytu mbir yu demee noonu avant ñu ci prononcé wu ci sa xalaat. waaw comme nu ma la ko waxee rek Augustin mbirum yàlla xejul suñu bopp xejul ci boppu pap xejul ci yow Augustin xejul ci man xejul tamit ci labe xëy na am na ko ñuy seetaan mbirum yàlla la. waaw mais xam nga li ma wax mooy. parce que gis nañ fi ay bërëb fii sax en Italie. ñu ne bërëb sàngam Marie feeñu na fa wala bërëb sàngam nataalu Marie bii de def na ab kéemaan du mot sax 24 heures de temps moo am benn affluence boo xam ne record day ñëw ci bërëb boobu sans pour autant ñu comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement maanaam ndax duñu waruñu gën di def attention di gën a saytu mbir yooyu bu amee avant ñu ciy prononcé wu. parce que gis nañ fi tamit wax nañ fi ay apparition gis nañ fi tamit lu demee ni ki ay kéemaan waaye nag bu demee ba gëstu sur le plan scientifique gis nañ ne peut-être am na loo xam ne laxasu woon na ci moo tax ma ne est-ce que waruñu di gën a def attention ci mbir yu demee noonu. waaw mbir yu demee noonu man d'accord naa ci yow je t'ai bien compris. maanaam balaa muy am un peu de fanatisme religieux si cas yu demee noonu pour ñu gën a def attention les apparitions yi existé ak yi église reconnaître xam nañ ko et c'est vérifié parce que église moom moo ci prononcé wu. waaw man d'accord naa ak yow Augustin d'accord naa ak yow comme nu nga ko waxee parce que caaxaankat yi dañoo bari exactement te seytaane caaxaankat yi la gën a soxla waaye nee naa leen kuy toog di wax ci yàlla na nekk lu non kuy toog di wax ci yàlla man mi tey mu toog fii tey di wax ak yàlla di wax ak yow ci yàlla à 99% lu mu mën a wax rek dëgg la ndax tey turu yàlla kenn mënu ko caaxaane mais gis nañu ab nit jóg ne man gis naa kéemaan bi lii am na fi man maa ko gis. mais xam nga apparition Augustin. nit ñi ñëw di fa def ay ñaan wala di fa def ay pèlerinage. te ñu am ay miracle. waaw mu am ay miracle. te muy am ay miracle. comme ni ñuy nekk di comme la moo nekk di xew nii tey Medjugorje. waaw mais c'est man Medjugorje mënuma ci prononcé wu parce que église bi prononcé gu. non man nee naa mais nag mun na nekk aussi. man nee naa mun na nekk sa dévotion personnelle quoi. ku nekk sa gis-gis. waaw man nee naa la mosuma dem Medjugorje. foofu laa bëgg a waxee ku nekk sa gis-gis. man nee naa apparition sax boo xoolee ba xool c'est personnel. sa conversion la Mariama soxla. yow mi Augustin comportement bu bon bu nga nekk di def ci biir dund ci biir àdduna la yàlla bëgg génnee ci yow xëy na nag dina nekk lu nga xam ne tamit mission la. man mii du ma toog fii tey bu ci télé di wax yenn yi parce que looy wax rek xamal ni am na ku lay déglu. effectivement man moo tax dama ne boo jëlee kaw Fatima bi nga xam ne moom moo gën a fës actuellement. voilà xam nga Fatima dafa am histoire comme ni nga ko waxee. donc ca xale ya ak li jotoon xew ak série d'apparitions yi jotoon am. boobu ba léegi ni nga ko waxee mën na téeméeri at. donc je pense que église bi def na ci ay jàngat ba mën a xam ne lii. lu vérifier la ak lu mën a nekk la. voilà ba ñu sanctifier ñi nga xam ne. ci la bu fekkee apparition yooyu. mais Augustin 100 ans démb du barki démb de démb lañu leen doog a dekk ñu nekk nañu doog a doon nañu doog a doon ay saint. mais nag jàngu bi aussi am na nu mu non doxee. non parce que du ñu ne lii xew na rek ñu ne béréb prononcé wu ci. il faut ñu gëstu ko aussi càmbar ko. l'église est disciplinée. voilà église dafa soxla discipline. église yàkkamtiwul. xam nga yàlla mu ngi ñuy bàyyi ku nekk di def lu ko neex. et puis li ko gën a firndeel xam nga l'attentat du pape Jean-Paul II. c'était le 11 mai. waaw mais lan la ñuy wax dañu ne donc bal bi nga xam ne moom lañ ko tiré woon. ki ko dévier kan la c'est la main de Marie. waaw mais loolu yëpp. ba dem boo demee Fatima ci statue Marie dañ ci insérer bal boobu ba léegi. waaw comme souvenir ci événement yooyu nga xam ne jotoon na am. loolu donc am na ay firnde ak ay mbir yoo xam ne day feeñ mais ci benn processus ci benn temps pour mun a xam ne nag lii lu dëggu la am déet mais nag man mënuma comprendre ne église bi subitement apparition bu amee da ci war a prononcé wu. non du noonu. waaw église warul mun a naan Augustin. comme ma jékki-jékki rek. et puis ma amul jékki-jékki rek dem ci régie bi rek ne am na lu ma feeñu. lii ak lii la gars yi topp si ma. non fekk cheikh moo fa toog. non église mënul prononcer mu naan Augustin saint la. te jàngul lu tax Augustin doon saint. absolument
mais ñaata nit ñoo nekk ci calendrier bi di nga leen mën a compter saint yi. 365 les saints la voilà mais ëpp na ko. mais ñaata nit ñoo nekk ci àdduna te tey ñu nga ca arjana di bànneexu ay saint lañu te église bindu leen. dëgg moo tax dama ne muy dëgg. bu ñu xaar ñu leen di tàccu man nee naa chrétien warul xaar lu mu wax nit taxaw fii di koy tàccu non chrétien warul am idée boobu chrétien missionnaire la dafa door a dox mission. bés bu ngay dugg nag arjana Christ a ubbil la buntoom yi malaaka yi ñëw teeru la feetu ak yow man nee naa loolu moo ci am solo mais pas ay waxu apparition ñi naan fii la feeñoon fii la non man nee naa. yow sur le plan personnel nga gën a accès mbir mi. voilà maanaam conversion personnelle. comme ni nga ko waxee. man nee naa église. xaaruma ko bés ma dee ñu toog ci Vatican teg suma photo ñu may proclamer ñu naan. ñu lay béatifier wala ñu lay sanctifier. Alain est devenu un saint. mais Alain dafa waroon xeex tey. waaw mais am na sax. pour dox bind bu ko wax. tout chrétien aussi doit aspirer à la sainteté. mais noonu la loolu foo laay ñëw chrétien dafa war a dox bés bu nekk ci yoonu sainteté les saints ils ne sont pas nés saints. oui. amul kenn ku juddoo. on ne n'est pas saint on le devient kooku Saint Augustin moo ko wax on ne n'est pas saint on le devient. kooku kenn rek lañ ci mën a jël. wala on ne n'est pas chrétien la Sainte Vierge Marie ku ñu nekk di waxtaanal tey. wax ji loolu la. Mariama juddoo na sell moo tax Christa tànn ko mu doon yaayam kooku yaay wu sell la amul benn baakaar mais ñun baakaar bu ñu mënti def Christa tamit fay nañ ko baal nañ ko te looloo ko tax a ñëw ñun bu loon nay baakaarkat dee bi sax du am donc péché boobu la ñu war a xeex ni ñu mën a tàggoo ak moom te tàggoo ak baakaar. pour pouvoir vivre dans la vie éternelle. lenn dong moo la mën a tax nga tàggoo ak baakaar. mooy dee bi mais évangile bu tey wax na lu am solo. oui Christ nee na maa ngi dem préparer leen poste ndaxte fu ma nekk bés dinaa leen ñëw jël ma yóbbu leen ci poste boobu mais tey Augustin bu Christ wàcc si yoon tey mu naan Augustin bëgg naa la ñu jël ma yóbbu la fu nga xamante ne foofu la nekk mais di nga jékki-jékki dégg Augustin mu ne non parewu ma ñu bëri loolu mooy seen problème. maanaam on doit être toujours prêt comme ni ñu ko. voilà ci beneen voilà mbir. am na ñu bëri boo parewu xamoon waxtu bi sàcckat bi di ñëw sa kër. di nga ko xaar. voilà di nga jël ses précautions. voilà mais buy ñëw dalay bett. loolu la noonu sax la. donc noonu on doit être toujours prêt. noonu sax la moo tax dee bi sàcc la sàcckat la. dee bi ci misaal. dee bi sàcckat la. bés dina la ñëw sàcc yóbbu la fu nga xamante yow mi bëggoo foon moo tax Christ naan pare leen ndaxte xamu leen waxtu bi xamu leen heure bi xamu leen moment bu nga xamante ne boobu laay ñëw jël la yóbbu la fu nga xamante ne mooy fu ma la pareel. vigilance alors. mais nee naa tey am na ñu bëri ñu nga xamante ne tey bu Christ ñëwoon tey mun naan leen. du ñu pare. kaay leen dam leen di yóbbu. du ñu pare mais di nga jikk nga dégg ko man non parewu ma. comme sama genre yi ñoom du ñu pare. voilà moo tax il faut ñu jéem a pare. du ñu pare. c'est ça la foi chrétienne. chrétienne dafa war a di pare. bés bu nekk. chrétienne dara waru ko bett. chrétienne dafa war a nekk ku nga xamante ne ku yeewu xaat bu sàcckat bi ñëwee même bu dee da lay sàcc sax mais gis nga sa bëtaa ngi ubbi nii di koy xool di nga xam sàcckat bi fu mu la yóbbu. waaye mais tel n'est pas le cas. voilà beaucoup de gens ont perdu la foi ñu bëri tey gëmatuñu yàlla ndaxte àdduna la ñu gëm ndaxte xaalis bi di nga gis ni ñu nga xamante ne am nañu tey alal majeure partie sax duñu demati mees ndaxte lan seen mees mooy alal bi waaye alal boobu bés di nga ko fi wàcc bés sàcckat bi bu ñëwee ba sàcc la alal boobu doo ko yóbbaale. dafa mel ni ku juddoo day ñëw comme yére sax du ko àndaale. mooy dellu aussi noonu.
booy dellu tamit noonu lay heureusement nañu sant yàlla sax booy dellu say mbokk dinañ la jox dara solo la yére bu rafet dugal la ci kees yóbbu la ci armeel ya boog jox nañ la dara sax mais doo yóbbaale dara muy dëgg moo tax adduna bi partage dafa baax effectivement il faut ñu jéem a jàppalante dimbalante lu am solo la voilà donc dañuy def benn pause musicale avant ñuy ñëw nag conclure spéciale émission religieuse catholique di wax rek ci Marie. ngay njàmbur nekk fii ci Louga wala ngay njàmbur nekk ca bitim réew bëgg xam lépp luy xew ci Louga bëgg koo yëg ci saa si mën naa nekk téléchargel ci sa téléphone portable application bii di Njàmbur Vision ak Njàmbur Vision foo mënta nekk ci biir àdduna ak li ko wër di nga mën a xam lépp luy xew ci biir Louga ak li ko wër kon nag application baa ngi noonu Njàmbur Vision jëlal sa téléphone portable demal ci Play Store di nga gis application bi di Njàmbur Vision daal di koy télécharger ci sa téléphone portable bépp xibaar buy tukkee fii ci diwaanu Louga di nga ko am saa si ngay njàmbur nekk fii ci Louga wala ngay njàmbur nekk ca bitim réew. lépp luy xew ci Louga bëgg ko yëg ci saa si mën naa nekk téléchargel ci sa téléphone portable application bii di Njàmbur Vision ak Njàmbur Vision foo mënta nekk ci biir àdduna ak li ko wër di nga mën a xam lépp. Voilà donc de retour sur le plateau de l'émission religieuse catholique sur les pas du Christ tey nag ñu amoon invité Alain depuis ci tàmbale émission bi donc ñoo ngi doon wax ci lu jëm ci mois marial bi mu weer bi nga xam ne dañ koo jagleel ci église catholique ki nga xam ne moo di Marie te démb rek ñu gis ne le pape François jotoon na dem fële ca Portugal ci lu jëm ci sanctification ñi nga xam ne rek ñoo fekkee woon apparition yooyu te mu mot boobu ba léegi téeméeri at ñoo ngi ci pàcc gu mujj gi nag Alain. Marie war nañ ko gën a mën a roy pour suuxal suñu ngëm. man nee naa Mariama yaayu roykaay la man nee naa Mariama yaay la bu nga xamante ne bu bëri yërmande la te chance bu ñu am mooy mu nga ak doomam bokk loo ko munti wax loo ko munti ñaan moom du la ko bañal mais man chaque fois damay naan ñii ñaan leen yàlla mu may leen gëm c'est ce qui est important ndaxte gëm bi lépp ci la nekk boo gëmee alal ñëw di nga xam tamit ci ban yoon nga koy jàllale waaye boo gëmul même bu alal ñëwee tamit ci ay arme peut-être ngay dem di dugg ci lu nga xamante ne xëy na yóbbul àdduna kanam Mariama boo xool apparition yi mu def nii yëpp daan na sax déclaré ci jamono guerre mondiale bi ñu bëri nee nañu Portugal épargné wu ñu yoon ci côté boobu. donc apparition bi message la woon rek. daan na joxe ay voilà message yoo xam ne ci loo xam ne jotul woon egg. voilà message la woon ñi di ko gis. voilà message la woon bu nga xamante ne Mariama jot na ko jottali mais man dama ne chaque fois
ñun ñëpp dañu war a doon ay missionnaire yóbbu turu suñu yaay ju rafet ji ku rafet la non seulement dafa baax waaye yaay ju rafet la donc am nañ ko nga xamante ne tey mooy suñu avocat mooy suñu séede Mariama yaay la ci ñun mais séede la tamit ci ñun moom moo ñuy défendre ci kanam yàlla donc amuñu leneen lu nga xamante ne lu gën loolu mën na doon voilà nit bu ñu yóbbu ci Christ bi. voilà mais dinaa Mariama moo la mën a yóbbu ci Christ man chaque fois dinaa gis léeg-léeg sama yeneen xarit laaj ma yenn information yi naka la ñuy eggee ci Christ may leen ku bëgg a egg ci Christ da ngay jaar ci Mariama moom dong moo la mën a boole ak Christ mu defar la dund bu nga xamante ne dund bu neex ba abadan man mi nee naa suma contact ak Mariama fu mu commencé ci Popenguine la Popenguine sénégalais yëpp xam nañ ko. mu nekk sanctuaire boo xam ne dañ ko jagleel Mariama. sanctuaire la bu nga xamante ne man bés boobu mun naa ne dépassé na presque 20 ans mais bés bu ma taxaw noonu waxtaan ak Mariama ba tey rëccuwuma ko. dama fekk bërëb bi ñu taal fa sondeel yu bari safara si di tàkk fu nekk sondeel si mais dama yëkkati sama bët xaw ma ndax amoon naa sax xaalis bu may jënd sondeel xëy na taaluma sax sondeel mais dama yëkkati sama bët xool statut bi statut lañ koy xool mais kii Mariama la moo tax nee naa leen apparition bu ñu yaakaar ni Mariama ku mu feeñu fële Lourdes wala Medjugorje ñoom donc ñoom la xam wala ñoom la bëgg déet ñun ñëpp la boole ñu doon moom ñuy saytu voilà ñun ñëpp a ci yem apparition nee na boo taxawee ci statut bi yow bul xoolati statut bi muy statut xool ko ni Mariama la mais man Popenguine noonu laa defee noonu laa ko defoon dama ne Mariama yaay gannaaw tey bu ma bàyyi mukk ma dox man ndong àndal ak man fépp fu may jëm bu may daanu nga jox ma loxo ma jóg waaye depuis jamono jooju laa gis beneen comportement bu nga xamante ne man mii daf ma yéeme. mu am ay coppite yoo xam ne gis nga ko ci yow. waaye tey maa ngi nii rëccuwuma ko nu ma dénkaane tey sama bopp ci Mariama man de mën naa ne rëccuwuma ko xaw ma ndax maa ngi koy liggéey bu baax xaw ma ndax maa ngi koy liggéey bu bon waaye nee naa ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañu. moo tax du ma ñaax waxtaan bi te du ma ci ñaax tamit ñi di leen di naan dem leen taxaw ci confession bi dem leen sukku bu leen xool l'abbé bi mu toog nii nga naan abbé bi nit la moom mënuma baal samay bàkkaar abbé bi dafa toog rek ngir Christ dafa toogal bu yëkkati loxo mun naan la baal naa la xamal ni Christ moo yëkkati loxo mun naan la baal naa la moo tax chaque fois damay dégg da ngeen di dégg tamit léeg-léeg ma jékki-jékki xaw a jox kurpeñ abbé yi léeg-léeg ñu naan Alain dafay jox kurpeñ abbé non du noonu nekkul dama jox kurpeñ abbé yi mais dama naan abbé dafa war di baale Pape François wax na ko du benn yoon du ñaari yoon abbé ci biir confession dafa war a dowal yërmande ak baakaar boo munti am nee naa leen amul baakaar bu yàlla munta baal même ku rëy nit yàlla boo ko ñaanee mu baal la nga teg ko ci yoon dina la baal bu dee lu nga def da nga ko rëccu seytaane tey lu mu jot a def ci biir àdduna xaw ma ñaata milliards d'années la bu taxawoon tey ñaan yàlla mun naan ko baal ma wóor na ma ni yàlla dina ko baal bokk nee naa l'abbé noonu la war a mel abbé warul condamné kenn abbé warul wax lu ñaaw lu nga xamante ne nit ki dina dem am ci blessure man nag am naa ci xarit yu bari. c'est des pasteurs dañoo war a gën a guider nit ñi ci yoon. am naa ci xarit yu bari mais lu ci gën a bari vraiment ay l'abbé lañu dinañ ma jox conseil dinañ ma dimbale spirituellement ñun lañ fi nekkal. boog ñun waruñu leen ragal. dafa mel ni sàmmkat bu dee troupeau bu nga yor dala ragal
est-ce que troupeau boobu dina am jàmm. la disperser. voilà troupeau boobu dafay daw. moo tax chaque fois damay naan l'abbé yi jël leen bépp. maanaam ñuy gën a ñeme di dem ci communauté yi. voilà di nekk ak ñoom communauté yi aussi di gën di farlu aussi. di dem ci l'abbé yi. waaw voilà il faut mu nekk changement ñoom ñu ñëw ci ñun ñuy dem ci ñoom. loolu sax moom mooy voilà la mission. voilà mu ko mënee chaque fois damay wax tamit ci comme ci Marie la ñuy wax ni ndaxte Marie amoon na Joseph ku nga xamante ne moo ko promettoon moom mooy doon fiancé am juddoo Jésus juddoo ci famille la mais chaque fois damay naan même ñun tey ñu nga xamante ne dañoo marié wu amay jabar amay doom famille boobu war na nekk roykaay. la sainte famille. famille la bu nga xamante ne famille bu pauvre la ndekete famille la bu nga xamante ne moo gën a am doole ci àdduna famille la bu nga xamante ne moo gën a riche ci bépp famille bu nga xamante ne moo fa taxawoon donc waruñu ragal wala waruñu rus nee naa yenn yëpp seytaane moo ñuy jox benn barrage bu nga xamante ne pour ñu bañ a mën a egg ci moom. effectivement voilà mais ñu jéem a góorgóorlu man nee naa bu dee bëgg nga di nga egg bu dee yow bëgg nga. la volonté. bu dee am nga volonté di nga mën a jëm. mais bu dee amoo volonté nag ah yàlla mu ngi taxaw de di ñuy seetaan waaw ubbil na la ñu buntu ñi nag ku ci bëgg a dugg moom pare na la ne dugal. la porte est grandement voilà ouverte. ku ci nga xamante ne nag bëggoo ci dugg ah moom nag mënul forcer kenn. on est libre. voilà Alain ñoo ngi lay remercier ci njàngat bi nga indi tey ci lu jëm ci Marie parce que ñoo ngi ci weeru Marie weeru rosaire bi di la gërëm bu baax xanaa ma jox la rek nga wax sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj kàddu jàmm la man chaque fois damay naan bu may wax surtout ci écran damay fàttale ko xëy na am na ku tëdd feebar. wala am na ku tëdd. amay problème yu nga xamante ne xamul ban yoon lay jaar ba résoudre ko wala am na sax ku nekk ci kaso parce que kenn xamul communication fu muy egg adduna bi yëpp a ngi lay seetaan xamoo fu muy jaar mais dama leen daay rek jëlal Mariama mu nekk sa wéttalukaay mooy sa yaay dafa mel ni yow tey sa yaay wala man mi tey sama yaay complicité bu ñu am suñu biir noonu la ñu war a mel ak Mariama nañu am complicité ak moom di waxtaan ak moom bés bu nekk moom dinañu dawal yërmande bu rëy dinañu jégal vraiment lépp lu nga xamante def nañ ko te mu ñaaw te neexul Christa moom moo mun a am sañ-sañ ndaxte mooy suñu avocat dem toog ak doomam naan ko Augustin de ñaawteef bu mu def nii nee na ma ne la nga baal ko te yaakaar naa ni du yaakaar naa sax waaye wóor na ma ni Christa dina la baal. voilà ñoo ngi lay gërëm di la sant Alain c'était votre émission religieuse catholique Alain ñoo ngi lay remercier bu baax a baax ci jàngat yi nga indi vraiment c'était passionnant. waxtaan la rek c'était passionnant et je pense que di nga am occasion di ñëw chaque dimanche ñuy mën di traiter de l'actualité religieuse. y a pas de problème ma ne naa comme télé bi sorewuma te yàlla moom moo xam lu tax télé bi sorewuma xëy na bu ma sori yoon du ma am yenn possibilité yi effectivement. voilà bu dee am na vraiment moment bu nga xamante ne man nee naa yàlla dama ko jox place bu rëy suma dund voilà yàlla nee naa sax place bu ma jox yàlla suma dund joxuma ko sax liggéeykaay bi ndaxte moom laa bëgg a liggéeyal moom laa bëgg a gën a liggéeyal voilà ndaxte àdduna bi nu mu yàgg-yàgg dinaa ko bàyyi waaye bëgg naa bés bu may dugg ci moom mu naan ma jàmbaar bi tey de fête bu rëy laa lay defal bokk dugal ci joie c'est ça le paradis c'est ça la joie éternelle. Okay. Alors merci Alain tout baptisé est un missionnaire te gis nañ ne vraiment tu es un missionnaire au sens même vrai du mot quoi. Voilà donc je vous retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de l'émission religieuse catholique sur les pas du Christ. Bonne suite de programme. Un tambourin qui sonne, la mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours.
vos amis étonnés, quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux